benn waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi dina bokk tey ci la ñuy waxtaane lu wàju ci wàllu mbëkk mi foofe ca Mbuur nag gendarmerie nationale teg loxo yenn fukki nit ak ñaar loole nag gannaaw rek bu ñu amalee ab doxub ñaxtu kenn ci ñoom sax ñu nañ moom moomoon gaal bi wante ki jiite réseau bi ba jamono ji ñuy wax ak yéen gendarmerie ñu ngi koy wër bu baax a baax loolu rek di fësal li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi ñu am rek ngir dakkal mbëkk mi ci biir réew mi li ñu duppee fake news maanaam xibaar yu ñu jàpp ne dafa wóorul ci internet ba tax na sax ñeen ñi gis na rek alors sax wala xaw a ragal ndax loolee du am dara lu mu gàkkal ci élection présidentielle yi ñu dëgmal du seen xam-xam màcc ci wàll bi nag di xamle ne rek loolee du mën a tilimal dara ci élection présidentielle yi ñuy waajal président Macky Sall war a dem Ziguinchor ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer bi ñu nekk loole nag mu nar a tombeek li nga xamante ne rek day fekk sax ñu màggal anniversaire bateau Joola ba noppi ba tax na association bi yëngu ci wàllu woowee rek di sàkku ci njiitu réew mi bu xoolaat calendrier bu ko defee mu mën a teel a ñëw foofee ca Ziguinchor présider li nga xam ne mooy activités yi ñuy amal ci anniversaire boobu dinañ wax ci sport ak Aliou Cissé bi fësal li nga xamante ne mooy ñaar fukki joueur ak ñett yu mu tànn rek ngir mën a jongante ñaari yoon ak waa Soudan loole rek aju ci éliminatoire Coupe d'Afrique atum 2019 ñu gis ne rek amul dara lu soppeeku ci boobule liste Aliou Cissé nag amal na li ñuy duppee ay réservistes maanaam ku ci am ay jafe-jafe doo ñu am benn problème ngir mën a remplacer ni mu gaawee gériatrie maanaam ni ñuy saytoo màgget yi nga xam ne rek dañu am ay jafe-jafe wér-gu-yaram fii ci Sénégal ñu gis ne réewu Sénégal ñoom am nañ ci jafe-jafe bu mag ba tax na sax rédaction bu télévision Futurs Médias amal ci tey ab dossier maanaam ab gëstu rek bi xool ñi ci yëngu lu ñu sàkku ci nguur gi bu ko defee rek ku ci am ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ci màgget yooyu rek gériatrie yi juróom benn lañ ci biir Sénégal ñu gis ne loolu foofu ñu corriger ko ngir mën a taxawu ñenn ñooñu ci askan wi mbokk yi lii moo gënoon fës ci ponk yi ngeen taxeelu ñu faram fàcce ko. mbokk yi nuñu lañ leen di leen dalal ci xibaaru digg bëccëg bi liñ ko waxee léegi rek li nga xamante ne mooy émigration clandestine maanaam mbëkk mi loole nag dakkul benn yoon rawatina diwaanu Mbuur ndaxte waa gendarmerie nationale ñoom jot nañu teg loxo lu toll ci ñeent fukki nit ak ñaar kenn ci ñoom sax ñu jàpp ne rek moom moomoon gaal bi jamono ji ñuy wax ak yéen nag am na ñoo xamante ne rek kenn tegu leen gët bokk na ci ñoom ki nga xam ne moo jiite woon réseau boobu foofee ca Mbuur ngir am li ci gën a leer dañuy fekki Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ci ay 2 heures du matin ci jeudi bi la douanier yi daal di gis ab gaal ci biir géej gi mbir moomu daal di tey seen xel ñu daal di woo gendarmerie ñooñu daal di yegg si ci tefesu Mbuur bi ñooñu nag dañu bëggoon dem bitim réew ci anam bu jaarul yoon gendarmerie nag daal di intervenir daal di teg loxo lu toll ak ñeent fukk ak ñaari doomu aadama ci ñooñu ñenn ñi Bakel lañu dëkk ñeneen ñi Tambacounda ñeneen ñi Vélingara waaye ki nga xam ni moom gaal bi di Ibrahima Fall moom waa Mbuur la moom sax ci kanamu gendarmerie xamle na ni moom moo jënd gaal googu ak moteur bi ci lu toll ak juróom-benn million ak li teg ci ñuy jot a jàpp nag am na ci ab soxna bi nga xam ni moom sax bokk na ci ñi nga xam ni ñoom ñoo doon wutal gaañi client waa ji nga xam ni nag moom la ñu jàpp ni moom mooy ndeyu mbill gi moom ba léegi kenn tegagu ko loxo moom sax monsieur Sissoko lay wuyoo fi mu ne nii nag ñeent fukk ak ñaari nit ñi nga xam ne teg nañ leen loxo ñu ngi brigade bu gendarmerie bu Mbuur ñii di gendarmerie nag di wéyal seeni l'enquête. Abdourahmane Diallo dañuy desandi ak yow foofee ca Mbuur wi yoon ñu wax ci ay carte d'identité ñu jàpp ne rek dafa am benn soxna bu ci tegoon loxo ba tax na yoon toppoon ko rek ngir mën ko àtte loole nag dañu daxandi procès bi ba juróomi fan ci weeru octobre li mu sàkku rek ñu may ab avocat mu saytu dossier bi bu baax a baax bu ko defee rek mu mën ko layol foofee ca tribunal Abdourahmane Diallo mu ngi ñuy toppal boobule xibaar ci jamono ji ñuy waajal élection présidentielle fii ci suñu réew ñu bëri gis na rek yenn saay nga gis ci internet bi ay xibaar yu ñu jàpp ne wóorul ba tax na ñu bëri ci askan wi di tiit ne loolu ndax du am dara lu mu gàkkal ci élection yi ci loolu sax am nañ ci ay tontu ñenn ñi ci seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yi ni sàkku rek ñu ànd ak daal ndax gis nañ ne loolu du mën a tilimal dara ci élection yi ñuy waajal Cheikh Hassana Fall ak Younous Diatta am ñum ci taseel.
fake news ak trash news nekk ñaari kàddu yoo xam ne luñ ko nar a dégg ci wàccaayu élection yi leen nar naa bëri waaye yili kàddu lan la ñuy tekki. mooy information bi nga xam ne naam mën na nekk dëgg du fake news parce que mën na nekk dëgg mais dafay nekk information bu nga xam ni dafay lu ñu waroon mën a sànni si mbalit la xëy na warul pour man ñëw ci espace public bi si débat public bi ba war a nekk argument bu ñuy utiliser ci campagne électorale. yi lépp information ñàkk doon dëgg wala sax ñu déformer leen mënut a influencer électorat sénégalais ci xalaatu blogueur bi la. jàpp naa ni sénégalais yi tollaguñu fu ñuy tànnee seen njiit ci internet bokkagul en tout cas ci seeni critères ci seeni li war a tax ñu tànn njiit. bu ñu xoolee élection 2012 candidats yi gënoon ëpp doole ci réseaux sociaux yi kenn falu leen. amuñu woon ñu ci bari amuñu sax 5%. waaye ba léegi ñàkkul nañu war a mën a def ba moytu bile phénomène. Nous allons continuer tout simplement le travail que nous faisons habituellement, c'est-à-dire que. ñun dinañu continuer def li ñu ñëpp xamee mooy di xool lépp loo xam ne wax nañ ko ci débat public bi bépp candidat boo xam ne tamit taxaw na fi ngi wax fi loo xam ne mën na tey xel dinañu xool nañ la ñuy def ba vérifier bile information. Fausse ou alors parce que nous douterons plutôt voilà d'une information. Kii publier Facebook wala kii def vocalu WhatsApp di ko yónni nit la. souvent du journaliste citoyen yooyu noonu dañu war a xam ne am nañu responsabilité ci mbir mi responsabilité bi du rek responsabilité morale waaw waroo def lii baaxul lii rafetul déedéet mais dafa nekk responsabilité pénale même. ensuite citoyen bi consommé am na tamit responsabilité ci li muy consommé c'est-à-dire war na mën a dem xooli est-ce que moom li muy consommé nii bu ko liiree ci benn site mu dem xool yeneen site la leen ci wax. ñun journaliste yi vérifier information fact checking suñu liggéey la mosu bokk du lu bees lu ñëw. tey jii pourquoi ñii comme ay Africa Check ak yooyu créé fact-checking c'est parce que journaliste seen bopp vérifié tuñu. su fekkee fii ci Sénégal fake news yi ak trash news yi mënagul impacté ci sunuy élection war nañ leen gën a bàyyi xel ndax kenn xamul ëllëg nu muy demee. Cheikh Hassane Fall Malick Gakou di njiitul grand parti moom mu ngi woon ci diwaanu Tamba li ko tax a jóg mooy fexe ba am ay signature yi koy may ñu mën a bokk ci élection présidentielle yi ñuy waajal ci foofu nag jot na convaincre ki nga xamante ne rek mooy adjoint maire dëkk ba ngir mu mën a ànd ak moom kooku day wuyu ci turu Bounama Kanté loolu sax tax ñi bokk ci alliance Macky 2019 jóg taxaw rek ngir fexe ba li ñu nemeeku maanaam seeni ay partisans. di jóge ci parti bi di dem feneen ñu mën ko dàkkal Moussa Omar Gueye moo ñu teewal ci boobu la diwaan. ci tournée nationale bi muy amal lu jëm ci wàllu parrainage kii di Malick Gakou bu grand parti bi mu yegsee ci Tambacounda wax na ni gis na ay jafe-jafe yu tar yoo xam ne askan wi ñu ngi koy dund Malick Gakou daal di fexe ba ki nga xam ni mooy adjoint au maire Bounama Kanté bokkoon ci majorité présidentielle ci parti socialiste authentique bu Sékou Touré mu daal di koy jëlee foofu indi ko ngir mu liggéey ak moom ci grand parti. Sénégal yi xool nañ ma ci bët xam nañ ne caaxaan faaxe li fi des mooy liggéey ànd joxante loxo pour ci ngor ak sutura ak fulla ak fayda bu mat sëkk ñu liggéey Sénégal waaye tey ma duggee Tambacounda dama rus ndaxte visage yu Tamba ba may gis mooy visage yu Sénégal bi ma bëggul gis. El Hadji Diamé Dansokho bu alliance Macky encore 2019 di ñaawlu li nga xam ne ñu ngi koy seetaan ba ay responsable ak ay militants di jóge ci majorité présidentielle di fekki kujje politique bi. Bouna Sissoko bi nga xamante ne moo ko nekkaloon gëm na ne que ne grand parti bi dina ci mën a am dara du dem mais boo gisee moom mu dem mu ñëwaat décroché Kanté suñu responsable ak ñun ñi nga xamante ne ñu ngi taxawal président bi waruñu seetaan loolu. ci leneen lu ñu mën a jàpp mooy ñi nga xam ni ñoo faree ci kujje politique ak ñi nga xam ni ñoo toogal nguur ku ci ne yaa ngi def sa kemtalaayal kattan ba li nga xam ni sumb nañ ko ci wàllum parrainage nga mën ko matale. ñu ko waxee léegi ci xët yi ki nga xamante ne mooy njiit réew mi Macky Sall fan yi di ñëw maanaam ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mu war a dem fële ca Ziguinchor ñuy waajal nag anniversaire u bateau Joola di sàkku rek mu xoolaat calendrier bu ko defee rek mu mën a ñëw màggal si li nga xam ne mooy anniversaire boobee ak ñoom ba tax na rek ñi nga xam ne ñooy yëngu ci boo yooyu la kuréel ñu koy sàkku ci njiitu réew mi ngir mu mën leen may loolu Boubacar Diassi ak Lamine Mandian tase nañu ak ñenn ci ñooñu. bu xibaar bi siiwee ci bët saalum réew mi di wax ni chef de l'état Macky Sall war na fa amal tukki nemmeeku li ko dalee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi askanu Ziguinchor yëkkati na kaddu ngir ñaan ko mu ñëw benn fan laata loolu ngir mu mën a teew ci fukk ak juróom-benneel anniversaire bu bateau Joola. mbégte la te fierté la pour ñun que président ñëw fii pour poser des actes nobles moom bu ñëwee le 27 le 26
tamit dafa di bés boo xam ne que bés bu rëy la ci Casamance yi ci Sénégalais yi surtout ci ñun waa Ziguinchor ak ci monde bi maanaam mooy commémoration les victimes du bateau le Joola mais bu ñu sañoon te xam naa ni président dana ko def moom ci boppam ñun moom la ñu yéene mu ñëw mu tegal ñu première pierre bi. lii dafa di lu nga xamante ne presque ñëpp la touché ñëpp la laal amul ko moom mooy famille bu nekk presque mu ngi si biir dëgg la ñun ñuy famille des victimes mais man dama ne presque Sénégal yëpp la ñëwam bi fii daal dafay bokk si lu nga xamante ne daf ñuy gën a soulager si souffrance bu nga xamante ne ba lañ nekk di dund depuis 2002 bés bu tey. association famille des victimes bu Joola moom dafa taamu yónnee bataaxal kii di chef de l'État Macky Sall. avant le 27 dafa am le 26 septembre muy journée bu mag a mag a mag a mag a mag ci Sénégal muy journée boo xam ne ni véritablement bésu fàttaliku la alors donc pour ñun président c'est vrai que ñoom politiciens invité nañ ko le 27 pour mu ñëw ak ñoom ñu def seen programme politique social boobu ou pour programme politique de développement mais ñun dañ jàpp ni le 26 dina ñëw mais nag comme ñee ñoo ko invité ñu ne ñun itam nañu bind bataaxal pour woon ko ni 26 septembre journée souvenir u naufrage du Joola la donc war nga mën a ñëw fekkee bés bi ànd ak famille ànd ak population ànd ak sénégalais yépp parce que mënuñu comprendre en tant que citoyen fii ci Ziguinchor ñu ne président ñëw na ci ëllëgu béréb bu mag boo xam bés boo xam ne ñëpp te xam nañ ko muy 26 septembre te mu ñëw ci ëllëg sa kon loolu dafay xaw a ñagas ñi ñaan ba nag 26 bi mu ñëw mu nekk bés boo xam ne ñun ñëpp Sénégal gi yëpp laa wax ñun ñëpp ñu taxaw màggal bés bi ndaxte bu ñu fàttee mukk ne 26 septembre mooy loo xam ne musuta am ci àdduna bi doomu aadama nekk doomu aadama bi léegi kenn musul gis accident bu mel noonu kon nag lu mel noonu bu amee dalee suñu réew kon lu mel noonu ñëpp war nañ ci taxaw màggale ko ni mu ko war di fàttaliw aji mi ñaanal réew mi ñaanal aji mi. suñu sukkandikoo ci suñuy xibaar tukki nemmeeku bu chef de l'État Macky Sall ci bët saalum réew mi dafa nar a nekk tukki bu wéeru ci koom-koom. COSYDEP di kuréel buy yëngu ci wàllu njàng meek njàngale mi fii ci suñu réew amal ñaareelu édition li muy duppee foire de l'innovation ci loolu nag mu sukkandiku ci rek ngir waxtaan ak ñoo xam ne seen xam-xam daf màcc jëm ci wàllu njàngale mi fii ci réew mi may na leen tamit ñu saytu fësal li nga xam ne rek xëy na buñ ko defee njàngale mi fii ci réew mi dootul am yenn jafe-jafe ñu teewlu ci loolu seen coordonnateur Cheikh Mbow ci micro Habib Faye. mu nekk espace boo xam ni au-delà de jafe-jafe yi am si njàng mi te ñu nangu ko yoo xam ne war nañ ko wutal saafara ñu it wane li nga xam ne ñu ngi koy jëf te mu rafet te acteurs yi di ko def boo demee ba ci gox-goxaat yi am na ay mbir yoo xam ne ñoo ngi koy dawal pour gunge xale yi nga xam ne teel nañ génn ci l'école bi pour gunge xale yi nga xam ne am na ay jafe-jafe donc loolu aussi nekk yoon pour ñun ñu fësal ko moo waral ñu ne kon foire bi dana tax ñu am ñeent façon espace danañ am place boo xam ne danañ ko jagaleel lépp lu jëm ci exposition ku nekk lépp looy def te mu am solo te mu nekk loo xam ne lu bees la lu innovant la te système bi mën koo jariñoo ñu fësal ko am nañ déjà lu toll si ñeent fukk demandeur ak juróom yoo xam ne incha allah danañ occuper stand yi beneen bi mooy ñu am place boo xam ni danañ ko jagleel loolu ñu tuddee xale yi ak jeunes yi parce que ñëpp xam nañ ni ren suñu thème science et technologie la te xale yi ak jeunes yi seen i jafe-jafe yi ñuy am bu ñu sukkandikoo ci science et technologie sukkandikoo ci outils yu bees yi ñu am mën na leen pousse mën na leen. ñu wax ci wàllu koko ñu bëri di ko faral di jëfandikoo rawatina ci jamonoy tàngoor bi ñu nekk nii ci loolu nag ñenn ñu seen xam-xam màcc ci wàll wi di gis ni rek dafa am ay ferñeent yu ci nekk ba ku faral di jëfandikoo dina la aar ci yenn feebar yi ba tax na waa télévision rédaction bu télévision Futurs Médias def nañ ci ab gëstu jox ñenn ñi ñu wax ci ak itam ñi nga xam ne rek ñoo koy jaay ñu gis na jamono ji ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax Abi Faye ak Mardian ñoo def toxantu bi. koko bi la mu làkk ci ay ngëneel bëri na te wuute ci garabu koko gi lay sax laata ñu koy witti te moom doom bi rekk dana peese lu toll ci 1 kilo ak it anam bi mu bindoo doon loo xamante ni la ko ëmb mi ngi verte ca kaw waaye tamit ay fibre la yoo xam ne benn kok moom moo nekk ci biir te itam boo ko tojee dinga ci fekk koko gu weex gi ak ndoxu koko bi Ibrahima mi ay at a ngi ni muy jaay koko loolee tax na muy am ay bénéfices yu bëri. dégg la dafa mais dafa am xaalis. kooku ndox kese day yokk ndox sa yaram sax tout le temps su fekkee tamit day def sport day jox ay force quoi
am laax yi day yokk doole góor. ci wetu géej gi la ñuy lal seen njaay yi ak puus-puus yi ñoom jaaykatu koko yi ñiy ñëw di jënd si bëri na lool ñenn ñi dañuy ñëw indaale seen i ndaamaar gaare ko ngir naan ci ndoxu koko gi doogu delluwaat. policiers yi dakk nañu fi 3 fois ou bien 4 fois man macha allah yàlla jàppal nañu commencé na jaay tamit mais pour mu am parasol loolu moo sonn ki man loolu moo tax sama yaram yëpp mu njul nii def nii daal. parfois ma ñëw droité ni daal di jënd benn coco pour la fraîcheur surtout ak période tàngaay bi nii. produit naturel la voilà donc te dafa bokk ci li nga xamante ni ci produit yi nga xamante ni amul lenn lu toxique voilà ci garab la jógee voilà mu nekk loo xamante ni boo ko lekkee du la gaaj ça te fait plaisir nga lekk ko et puis voilà quoi. mu doon fruit goo xamante nit bu baax la. xot bi kese dafa am solo. xot bi mun naa rax sax su mun naa jël xot ko naan. yoo xam ne day yokk cawarte ba tax na ñu bëri ci sénégalais yi taamu nañu ko njaayam nag ci anam bu ne lañ koy doxalee moo xam nga jaay doom bi dong wala léeg-léeg sax nga râpé ko wala nga def ko ab meew mbaa crème léeg-léeg ndoxu koko bi la ñenn ñi taamu waaye bu la neexee itam nga toggee ko ci anam bu mu la neexee. Abi Faye dañu dem ba ci diwaanu Ziguinchor foofee nag seetlu bi mooy médecin yi nga xam ne ñooy saytu xale yi am ay jafe-jafe ci wàllu xel dafa néew lool ba tax na rek benn organisation humanitaire jóg taxaw ngir jàppale askan wi ci loolu nag amal nañu ab camp rek ci boobule diwaan su ko defee rek ñëw ak ay médecin yoo xam ne ci diiru fan dinañ taxawu xale yi am yooyu la jafe-jafe Boubacar Diassi ànd ci ak Lamine Mandia. li ko waral mooy suñu cible nga xam ne mooy xale ak adolescent ak mag yi am laago xel ñun nag suñu liggéey mooy ñëw jàppale leen pour ñu considérer leen ci société bi dugal leen ci société bi jox leen seen àq ak seen yelleef faj bi nag ak prise en charge bi sax laa war a wax am na ñu ngi def lu bari wante am na lu bari itam li nga xam ne des na ci suñuy jëlee rek problème mu santé bi moom la ñuy jànkonteel tey ñu médecin yu bari xamuñu naka la ñuy naree fajee suñu cible bi mooy xale yi am laago xel jóge ci santé bi am na également problème mu éducation jàngum xale yi dinañ xam ne ci Sénégal benn centre public rek la ñu am nga xam ne mi ngi nekk Dakar ci région yi ñu daal xamuñu benn structure publique bi nga xam ne ñu ngi nekk ci région yi nga xam ne dina mën a accueillir xale yooyu jàngal leen te parents yi loolu la ñuy laajte parce que ñun suñu ñëwee ci parents yi suñu ñëwee spécial olympique dañu ne ok yéen li ngeen di def baax na ñu ngi def sport ñu ngi leen di ñu jàppale pour ñu faj suñu doom yi wante du lundi ak au dimanche xale yi amuñu dara lu ñuy def ñu ngi toog ci biir kër gi wala ñu ngi génn ci mbedd bi di wër amuñu fan fu ñu leen mën a dugal loolu nag problème la loolu nag fokk vraiment ñu gestu ko xool ko seet naka lañ koy mën a sàmm. askanu Bambey ñoom jafe-jafe la ñu am ngir ab médecin buy saytu lépp lu aju ci feebaru bët yi ba tax na rek ñenn ci askan wi sax boobu lay jafe-jafe la ñu am ci diiru weekend bi ñu génn rek jot nañ fa saytu lu mot juróom ñetti fukki nit yoo xamante ne rek ñoo amee feebaru cataracte boole ci ñi nga xam ne jotaguñu leen dépisté ba tax na yenn ONG yi nag jóg nañ taxaw jàppale kilifa yi bu ko defee rek ñu mën a saytu bu baax a baax boobule feebar Babacar Diouf ànd ci ak Ndongo Ndiaye. juróom ñett fukki nit yu ñu opéré seeni bët seen feebar moo nekkoon cataracte feebar boo xam ne nii mu ngi bëggawul law ci diwaanu Bambey. léegi nag ci ñooñu ci leen recruter ñoo xamante ni dañ leen indi tey ji démb ak tey ñu defal leen opération démb ak tey nag def nañ maanaam lu toll ci nu ko mën a tuddee fukki junni ak juróom-benn nit ñoo xamante ni maanaam opéré nañ leen opération bi nag ñu leeral ni juróom-ñett fukk. ci njàppale ONG ADS bi nekk ci Gàtt ci commune Ndangalma la ñu mën a amalee camp cataracte. bi yoon nag ñu gisoon ne feebar bi ñuy woowee cataracte wesaaroo na ci askan wi. te ñu bari dañuy daf leen di sonal te amuñu moyen nu fajal ko seen bopp ñu jogoon nag dox ci loolu wax ci loolu pour jàppalanteeg askan wi pour dimbali leen ci côté boobu. comité de santé bi nga xam ne secrétaire exécutif bi moo leen représenté moom nee na lii lu rafet la. di rafetlu encore lëkkaloo bi nga xamante ne secrétaire exécutif centre de santé am na ko ak partenaire ARS nekk lëkkaloo bu yàgg tey activité bi nekk 2e édition bi. am njariñ lool ci askan wi parce que jàpp nañ ne population Bambey cataracte sonal na leen et que moyens yi aussi
demeewul noonu. wante nag teewut feebar yi nga xam ne ñu ngi jëm ci bët yi di gën di law ci diwaanu Bambey bi nga xamante ni amaguñu médecin boo xam ni dafay faj bët. moom Ndeye Marie Dabo lañ ci àndal mu fas yéene ñu yóbbu Tanzanie Angleterre ak ca Birmanie. suuxuk bato moo am foofule ca Tanzanie lor fa ñu bari lu ëpp téeméeri doomi aadama jot fa ñàkk seeni bakkan ci googule suux nga xam ne ma nga amee ca féeri bu dexu Victoria di xayma yu yees yuñ communiqué ñi ko xamle di télévision publique bu Tanzanie lim ba nag jotuñu ko xam waaye jàpp nañ téeméer ba ñaar téeméeri doomi aadama ña nga woon na ca googule bato fanweer ak juróom-ñaar jot nañ leen a dimbale gannaaw ba mu suuxee autorité yu Tanzanie ñoo ko xamle yeneen i xayma nag génn lu toll ci téeméeri doomi aadama dimbale nañ leen fa waaye fanweer ci ñoom dañoo am ay gaañu-gaañu yu metti boobule bato nag mi ngi suux niki alxamis ci ngoon seet ya nag dañ ko mujjoon a dakkal ci guddi gi ndax lëndamaay gu metti ci fajaru àjjuma ji lañu ko daal di tàmbaliwaat. ci Angleterre ñi nga xam ne ñooy chef d'état yi ak gouvernement bi ngànk Union européenne ñiy sàkku ci dëkk bi di Royaume-Uni ngir ñu mën a daj li nga xam ni mooy négociation yi jëm ci wàllu Brexit bi proposition yi nga xam ni jotoon nañu ko faa def ñu tuddee ko plan Shaken yooyu la proposition nag bu ñu sukkandikoo ci Emmanuel Macron nee na doyul benn yoon te itam duñu ko nangu rawatina bu jëmee ci wàllum koom-koom moom premier ministre bu britannique di mel ni ku koy tontu ne ñoom xel xalaatul ñuy def lu ni mel lu dul Royaume-Uni da cee gis boppam. ca Birmanie bu ñu sukkandikoo ci ay enquêteurs yu bàyyeekoo foofule ca ONU ak mobilisation bu cour pénal seen njiit di chef diplomatie britannique moom di yokk ci xar mi karaw moom mi lee di Jeremy Hunt di dalal xelu ki nga xam ni nag mooy Aung San Suu Kyi ne benn rëccuwaay du am ci mbile mbir gannaaw ba nga xamee ne ay ñaawteef jugoon na jëm ci ñi nga xam ni ñooy jullit ya nekk foofule ca Birmanie ñi leen di wooyee Rohingyas moom njiit li di Theresa May ñu joxoon ko prix Nobel de la paix dërëm di gën di yàqu bis bu yàlla sàkk ci chaîne internationale moom Jeremy Hunt di xamle ba tey nii duñu dakkal benn yoon xeex bi lu dul yoon dafa am. muy xibaaru tàggat yaram Aliou Cissé fësal ñaar fukki gayndeek ñett yi war a taseek ñaari jongante yi Sénégal Soudan loole nag war a am ci weeru octobre ci loolu nag Aliou Cissé daanaka yenn joueurs yi mu jëloon rek contre Madagascar la bàyyi wante boobule conférence may na ko sax mu ñëwaat ci jongante bi doxoon diggante Madagascar ak Sénégal te ku ci nekk dugal ñaari bi mu gis na rek faw défense bu Sénégal gën a faax saytu bu baax a baax li nga xam ne mooy taxawaayam bu ko defee rek yenn bi yi moom ñu mën di ko moytandiku Mamadou Fall teewoon na fa andi ci ak Yunus Diatta. amul coppeeku ci liste joueur yu Aliou Cissé convoqué ngir kon ñaari match yu dox ci diggante Sénégal ak Soudan bokk nag ci ñetteel ak ñeenteelu journée yu wàccaayu Coupe d'Afrique des Nations bay am ca Cameroun ci atum 2019 Aliou Cissé gis soleil tabaat jour yu mu jëloon. liste bi amul changement bu bëri parce que match yi boo gisee match yi dañu jege Madagascar démb rek nañ ko joué tey ñuy publier liste bi pour Soudan je pense que bi ma nekkee fii ba léegi je crois que ci continuité boobu laa nekk. boo xool pratiquement depuis 3 ans et demi 18 joueurs yan nañu commencé woon éliminatoire yi CAN 2017 yi ak Coupe du Monde 2018 bi 18 joueurs yooyu ñu ngi fi ba tey mais équipe nationale comme ni ma ko waxee rek buntu boo xam ne la buntu dugg la ak buntu génn tey ossature groupe bi maanaam daal noyau groupe bi mi ngi fi ba tey loolu changé wuñu ko depuis 3 ans moo fi nekk ba tey. erreur match yi passé ñu yëkkati ko fa coach bi moom gis ni rek défense bi deful liggéeyam. mais ce n'est pas un problème de qualité intrinsèque ce n'est pas un problème. du problème mu qualité ci joueurs yi du problème mu individuel tamit problème mu système défensif bi yëpp la su may wax xale yi dañoo war a xam ni football moderne bi dafa laaj kon ñu défendre ensemble ba noppi attaquer ensemble benn ñaar ñett ba ñeenti joueurs mënuñu défendre ba juróom-ñeenti joueurs sax mënuñu défendre kon fukk la ñu commencé défendre état d'esprit la ci wàllu mental match yu mel ni Madagascar kon faaw xale yi xam ni du yoon nga mëne ñu fekk la fa loolu moom du yoon. Des matchs contre Madagascar où vous jouez à l'extérieur et que vous menez 2 fois
c'est pas normal que l'équipe adverse revienne. ngir nag ñaari match yooyu ñuy amal Sénégal mooy njëkk a dalal équipe bii du Soudan fukki fan ak ñett ci weeru octobre ci Léopold Sédar Senghor laata muy dem ca Khartoum fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre gi ñu ne gaynde yi nag dañuy door seen wàccaay ni ki juróom-ñetti fan ci weeru octobre mu doon nag ay séances yoo xamante ni daañu ko jagleel. ñu desandi ci wàllu tàggat yaram ak football li nga xam ne rek mooy fédération sénégalaise ak ligue professionnelle dañuy yëkkati woon rek droit de retransmission si jébbal ko ñi nga xamante ne mooy chinois yi ngir ñu mën a assurer li ni mel loole nag ñi yëngu ci wàllu sport fii ci Sénégal ñu ngi koy rafetlu ñu gis na rek koppar bi ci bàyyeekoo dina jàppale bu baax a baax waa ligue professionnelle ñu mën a jàppale tamit club yi nga xam ne rek. ñooy yëngule ci boobu fan bu ko defee rek lii di championnat national gën a am taxawaay bu mucc ayib Modou Fall tase na ñenn ci ñoom ànd ci ak Younous Diatta. championnat football bi mën a jóg tegi jéego dem ca kanam loolee lu mën a nekk la te faaw mu laaji koppar ngir kon club yi mën a dund koppar yooyee nag faaw mu ànd ak xeltu ak xerañte gu mat sëkk ngir am ko. loolee le président de la ligue bi di Saer Seck xam tax mu daal di doxal moom ak société chinoise bi ci lu kenn yëgul ba xaatim ab contrat boo xamante ni day jagleel boobu les sociétés chinoises droit yi retransmission yi juróom-benni milliards lu ko ëpp kon ci fukki at di koppar ya fay génn loolee baax loolu ci football local bi. football bi mën a am benn décollage bu am solo bu mu mën a def. parce que dina permettre président de club yi moyens yi nga xam ne doon nañ ko ñàkk parce que boo xoolee football bi tey ñi ko yore li ci ëpp à part quelques rares clubs mais mécénat moo ci ëpp. au moins droit de transmission yi ñu permettre club yi seen charge yëpp ñu mën ko faj si loolu dina mën a tax ñu gën a mën a développer yeneen aspects yi dina mën a tax ñu gën a mën a toppatoo tout tànk yi dina mën a tax ñu gën a taxawal seen administration dina mën a tax ñu gën a respecter cahier des charges bi. championnat bu Sénégal ay partenaires yu mag a mag ñoo ko waroon jàppale fii ci Sénégal ay entreprises yu ngandee ngi fii wante ñoom ñi ñëpp ñu ci bëri bëgguñu ko woon jàppale. yaakaar naa ne li Star Times def tey war na mën a pousser nag ñeneen ñi nga xam ne tamit tey nekk nañ ci réew mi yore ay groupe parce que tamit wax ji aussi tamit nañu wax ne bu fekkee ne da nga nekk ci dëkk da nga war a mën a xalaat ne war nga mën a accompagner la jeunesse. dëgg la Star Times dugal na loxoom ci poosam ngir nag yëkkati foot local bi wante kon faaw ñu xaar nag ba xam contrat boobee na mu tëddee. ñoom dinañ woote seen biir instance mu di conseil d'administration bi jaraaf ba waxtaan ci xool kayit yi bu baax door a mun a informer club bi pour club bi xam ana njëriñ bu ñuy am ci contrat boobu. xaalis bay juddoo ca partenariat boobee faaw ñu saytu ko séddale ko ca na mu gën a jaare yoon ngir club yu ci mel ni Ngor mën a suqali ko. xalaat nañu bu baax li ñu si mën a am ak lan lañu war a jëriñ. gisuma si benn kii bi waaye nag sama xel di si xaw a tey tuuti. félicité Saer Seck parce que moom mooy président Ligue Pro te yaakaar naa ne moom aussi tamit kenn la koo xam ne li mu mës a yéene mooy que bés bu doon génn ci football bi mu génnee ci par la grande porte comme ni ñu koy waxee. Ligue Pro daal dinay xaatim kon contrat bi nga xamante ni moo dox digganteem ak Star Times alxamis gi ba noppi ne dana ko rendre public gaaw gi ci ab assemblée générale bi nga xamante ni ki koy jiite moo di. président bu Ligue Pro bi di Saer Seck. gëstu bés bi ak Mame Birame Diouf ñu jagleel ko tey li nga xamante ne rek mooy personne troisième âge maanaam ñi nga xam ne rek seen at dafa xaw a takku lool jamono ji nag seetlu bi mooy Sénégal bëriwul ay médecins spécialistes ñu leen di woowee ay gériatres yu fi nekk. seen lim daanaka juróom-benn kese la ba tax na rek kilifa yi yëngu ci wàll wi Mamadou Koumé kenn si ñoom moom moo jiite service gériatrie bu hôpital de Fann ñoom ne nag fii ak 2022 am nañu yéene formé juróom ci ñoom bu ko defee rek taxawaay bi gën a mucc ayib waaye nag loolu ngir mu mën a antu rek foofu nguur gi dugal ci loxoom ñu teewlu gëstu bi ci Mame Birame Diouf def. doon ay mag seen wërgu-yaram nag laaj kon ñu koy saytu saa su nekk ñoom ñi ñu dajeek ñoom ci centre gériatrie ak gérontologie fii ci Wakam ne nag bëgguñ lu dul loolu. lu mu dolli ku ñu jël waaye noppal ñeet ndax ñi sonn nañu. maa ngi nii ci suba laa xëy juróomi taxi fay naa ko. ñi fi nekk mun na la wax ne doyuñu ak askan bi. juróom-ñett téeméeri junni jàpp ba juróom-ñeent téeméeri junni ci ay mag fii ci réew mi ci juróom-benn gériatre képp ci Sénégal. am na kenn koo xam ne dina yeggale diplôme ci mois de octobre bi ñu dëgmal. Mamadou Koumé xam ne ni gaa sax lim googe néew na waaye Sénégal am na jéego yoo xam ne ni mu ngi koy def. étudiants yi sawar nañ parce que ñi ngi ci ñaari at ñi ngi door am ñaari at bi ñu tàmbalee
tàggat xale yi ci docteurs yi ci faj mag. am na ay docteurs yoo xam ne tàggat nañ leen ci spécialiste ci gériatrie ñu am DU lijaasa la boo xam ne du tax ñu nekk ay gériatre mais dina tax ñu am xam-xam pour mu faj gériatre loolu nag am nañ ci lu mat parce que fukk ak juróom yoo xam ne ñu gis ñu yeewoo Sénégal. DS bi nag bi nga xam ne mooy tax ñu ne véritablement que kii gériatre la école boobee lañ koy tàmbali. war ci yokkit financé plan stratégique ga nga xam ni kon moom la ñu nas jagleel ko mag ñi ak nañ leen war a taxawoo seen wér-gu-yaram xayma ko ci koppar 20 milliards ak ñaar. bu fekkee ne loolu taxaw na dinañ mën a former au moins juróomi gériatre ci par at fii ak 5 ans dinañ am au moins Sénégal dinañ am au moins ñaar fukk juróomi gériatre. léegi mu sotti parce que monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale nee na nañu gaaw ci validation processus validation politique bi ndax ñu démarrer mise en œuvre mën a jox aussi ñi nga xam ne jox nañu lépp nguuru Sénégal jox nañ lépp état Sénégal jox nañ lépp république Sénégal tey ñu nekk à la retraite wala ñu nekk ay mag ñu mën leen gunge ci seen wàllu wér-gu-yaram à travers ce plan là. c'est loolu mën nga si yokkaat lu mel ni ñeenti at yoo xam ni da ngay jàng gën a xóotal yenn yi loolu moo tax gériatre yi ngay wax. xëy na bariwuñu ci Sénégal ñëpp nag dañuy yokk par ndànk ba nga xam ni dinañ mën a dimbali askan wi. docteur Mamadou Koumé di agrégé gu njëkk fii ci biir Sénégal ci wàllu gériatrie doon lépp lu jëm ci njàngale gériatre ca fac médecine ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ne nag mu ngi def lépp te sax bokk ak yeneen i acteurs ngir ñu am lim bu doy ci ay gériatre te sax tasaare leen ci biir réew mi. mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi di leen jaajëfal ci teewlu bi di leen ñaan ñu ngi may xamal ne sax RV bi noppi na laata ñuy tàggatoo. jërë ngeen jëf tëj gi ñu tëj Khalifa Sall ci kaso bi Serigne Pape Malick Sy nee na ku ko jiiñ Macky Sall tooñ ko wax jàngi ci l'Observateur ca ndajem siyaaratam xarit gi ñu doon def démb ca Tivaouane Serigne Pape Malick Sy mi amee kàddug njabootug Seydi Hadji Malick Sy gi bi mu jëlee kàddu gi ca la waxee loolee wax na it ne Khalifa Ababacar Sall li ko dal na ko jàppee dogalu yàlla sunu borom porte-parole Khalifa général des Tidianes gi ne Tivaouane Macky Sall la ñu àndal moom la ñuy jàppale ngir mu am deuxième mandat ndax li mu liggéey ci dëkk bii di Tivaouane tax na benn taalibi Tidiane waru ko woon ginnaaw Vox Populi nañu ci xëtamu njëkk Serigne Pape Malick Sy nee na li Macky Sall defal waa Tivaouane benn président musu leen koo defal du Léopold Sédar Senghor du Abdou Diouf te yi du Abdoulaye Wade looloo tax ñu fas ko yéene jàppaleen ndax ku la nekkal ci naaj wi da nga koy nekkal ci keex gi Le Quotidien nañu Tivaouane parrainé nañu Macky Sall moom la ñu àndal moom la ñuy jàppale Source A ne ko ak yan taalibe ndax du taalibe Tidiane yëpp ñooy foobu dem ànd jeeg Macky Sall nekku ne xam ne ne parti bii di PUR Serigne Moustapha Sy mi ko moom ci ñoom la bokk Serigne Mansour Sy Djamil borom bés su ñàkkit ci ñoom la bokk te ñoom ñëpp am nañuy taalibe yoo xam ne ñoom la ñu àndal kon yan taalibe Tidiane ñooy parrainé Macky Sall Direct Info nañu kuréel géem bu sàmm yi ci réew mi mu di association nationale des éleveurs du Sénégal ñoom parrainé nañu Macky Sall jox nañu ko seen lépp ba jeex tàkk journal bi nañu loolee nag su amee nañu ko gërëmee docteur Cheikh Kanté moo ko décanté moo fexe ba Père Ndiaye sàmm yi ci réew mi di éleveurs yi ba ñu nangoo ñëw jàppale Macky Sall ci deuxième mandat bi muy wut nañu wutali l'Observateur mi ñu xamal ne li ñu doon wax naan dafa amoon ay gendarme yu demoon ca siège bu parti Ousmane Sonko bi ak ca kër nday Ousmane Sonko di fa jël ay fiches parrainage yéenekaay bi nee nañu coow loolee am na leneen lu ci amaat am na juróomi militant yu bokk ci parti Pastef di parti Ousmane Sonko bi woowoon nañ leen ca gendarmerie déglu nañ leen ñoom it def nañu fa ay révélation yu garaaw su lii fa ay mbóot yu yéeme waa jii di Vieux Sonko nee na enquête kat yi ci gendarmerie ñëwoon kër ga doon jël si fiches parrainage yi am na ku ma ci xàmmee ndax ñoo defandoo formation militaire Les Échos nañu Vieux Sonko nee na ca gendarme yi fa ñëwoon am na kenn ku mu ca xàmmee gendarme ba Nicolas Mendy la tudd wax na it ne wata ba fa gaañ a indi woon jël na plaque ba DK 4489B la Biram Souley Diop mi administrateur parti Pastef Les Échos nee nañu moom it convoqué woon nañ ko ca gendarmerie def na fa ab diir L'Observateur nañu waaye li ñu koy waxal naan ba mu jàkkaarloo ak gendarme yi daf na leen gaañu ñoo ma dugal ci erreur Biram Souley Diop weddi na ko ba mu set wecc nee na Moussa wax loolu fa mu taxawoon fa la taxaw moom Biram Souley Diop administrateur bu parti Pastef réew mi quotidien mi ngi ñuy leeral li tax ñu demoon jëli ko yóbbu ko gendarmerie ay wata blindé anti-émeute yu bari ñoo rangaloo ci xët mu njëkk Source A yéenekaay bi dañu juróom benn fukki watay blindé lañu ak juróom Macky Sall moo ko jëndi ci réewum Turquie daanaka yu ci bari yegsi nañu ba ñu denc leen fi barab am na yeneen yoo xam ne ña nga ca poorum Dakaaru ca Molde di xaar ñu régler seeni këyit journal Source A ne ñu ci jamono ji ñuy waajal élection présidentielle 2019 yi képp ku amoon yéeney turbale réew mi tegaat ko ci suuf ndax gaañi caaxaanuñu ki ñëpp maase ne amuti caaxaan di Demba Ba mu nekk ci journal Record footballkatu Sénégal bi di Demba Ba xëy na di waxtaan ak journaliste Record yi
Demba Ba nee na génne na ci xelam équipe nationale bu football bu Sénégal xalaatatu ko sax Aliou Cissé da koo beddi faalewu ko ginnaawal ko ba noppi waxu ko dara mu ne waa record ni Aliou Cissé yore équipe nationale bu Sénégal am na ci ay mbir yu bizarre yoo xam ne kenn xamul lu muy nuru Demba Ba ne équipe nationale bu Sénégal bu football bii ñu gis mënut a gagné CAN 2019 bi. Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu lay jaajëfal ci kàddu yooyu yéen tamit naka noonu ci teewlu bi di leen ñaanal kenn lu jàmm.